gis ngeen ni fan yi yëpp wala weer yi yëpp ñu ngi wax élection yi ñu jëm élection wu débat la élection wu programme la élection wu idée la ndaxte dañu gëm ni nu ñuy defee élection nu ñuy defee politique fii ci campement wala ci Sénégal dafa war a changer lépp ci débat ci ay chiffres yu leer lépp dafa war a sérieux moo tax du ñu tàyyi di ci woo nit ñi war exercice bi tey comme que le maire sortant balaa muy laajaat dafa waroon toog ak askan bi daf bilan génne chiffres yi génne documents yu mu yoree dëkk bi wax ko waa dëkk bi loolu mooy permettre yeneen candidats yi mën a débat ak moom waaye loolu defu ko yeneen candidats yi tamit wax nañu leen ni désormais nu ñuy defee politique bi nga wax moom changé na kenn dootul ñëw ne da nga bëgg a falu te doo fi indi programme te doo wax lu leer te doo maîtriser sujet yi ndaxte loolu moo ñu yóbbee ñu fal ku mel ni Pape Songa Diouf amul xam-xam amul mën-mën ndaxte bu muy falu suñ ko exiger woon lii ñu exiger tey du mus a falu ndaxte ay taaram ak ñàkk xam-xamam waa Ngeexoox dañ ko gis donc à partir de maintenant ñun doomu Ngeexoox yi dootuñu nangu nga jóg naan da ngay politique te doo xam dara mënoo proposer dara comme nag juum nañ ba fal ko ba def bilan jot mu ne du ko def ñun ñu defal ko bilan ndaxte gis ngeen at yi passé wala weer yi passé dem nañ ñu ne ko document yu nga yoree commune bi la ñu soxla nga jox ñu ko ndaxte comme que bañ nga population bi am nañ ci droit comme code général des collectivités territoriales nu mu ko waajalee mu ne du ko joxe waaye def nañu suñuy pexe ba jot ci documents yi donc documents yooyu mu bañoon joxe la ñuy ñëw waxtaan ci def ci suñu analyse constaté nan la yoree campement Ngeexoox ñu ne soo ñëwee xool bilan bi nga xamante ne maire bu fi ne moom la yor 2014 déjà soo ñëwee dafa am ñoom lu ñu fi fekk loo xamante ne ay investissement la yi nga xamante ne dafa bàyyeekoo ci équipe bu passé ñu bëgg ko def seeni bilan loolu déjà bëgg nañ ko leeral population bi parce que dafa am benn financement PNLD bu ñu fi fekk à hauteur de 20 millions donc loolu moo permettre courant dugg Kër Bakary ak Ndour Ndour loolu soo demee compte 2014 yi di nga ko ci gis clairement donc loolu mun ñu ci nax nit ñi donc du financement mairie PNLD la benn reliquat PNLD de 13 millions aussi moo yóbbu courant Kër Thiam donc muy programme mu état donc bu ñu xëy di wax di ndamoo li nga xamante ne financement ba jugewul seeni pexe waaye ci programme mu état la jugee muy PNLD. beneen gi mooy dagg nañ fi 4 hectares ne dañ koy def zone industrielle 2014 lañ ko dagg déjà bu ñu doog a toog tey ku dem zone industrielle bi sa yaram day daw dara amu fa ba ñu joxoon parcelles yi sax ñu ngi bëgg sàkkal ko pexe bëgg ko jaay te 4 hectares yooyu Ngeexoox moo ko moom. donc dès 2014 on commence à voir ay wax lu dul dëgg ak scandale dans le bilan du maire mën nañu retenir benn mbir te soo xoolee 2014 ba 2019 kuy def document yi day am benn conclusion bu muy def conclusion bi à chaque fois c'est la même chose parce que copier-coller la même phrase bi lay copier-coller daf ko changer date bi day ne le résultat du compte administratif de la gestion ici 2016 fait ressortir un déficit des réalisations dans le cadre de l'atteinte des objectifs en début de gestion maanaam ñoom suñu xoolee ba at bi ku war a gérer day ne ñun lu ñu bëggoon ak suñu ambition ak suñu objectif atteindre wuñ ko wax ko rek noppi waaw mais ku am xel di xalaat soo ne lii laa bëggoon atteindre wuñ ko da nga siy teg nan laay def ba déwén ma atteindre ko waaye at gu ñëw nga def la même chose sa objectif doo ko atteindre ba pare et tu laisses les choses comme ça loolu lu muy wan ne moo tax ñu ragal a def bilan parce que bilan amu fi. beneen bu gën a doy waar mooy loolu scandale la bëgg waa Ngeexoox yëpp xam ne suñu dëkk bi kuñ ko dénk wala ñuñ ko dénk vraiment dañu jàppee ay dof vraiment dañu jàpp ne muusuñu vraiment dañu jàpp ne amuñu xel est-ce que imagine ngeen ñu dénk la kër nga ne kër gi
dépense bi nu nga dépensé woon daaw ak déwén exactement même chose nga jënd mburu ceeb c'est-à-dire lépp même chose soo leen jëlee compte administratif 2017 ak 2018 scandale gënu ko rëy Sénégal c'est la même chose c'est-à-dire amuñu sax gàcce modifier phrase yi même chose lañ jël changé date bi 2017 lañ jënd def 2018 maanaam dañ la dénk dëkk bi nga yor ko yoree ko nu la neex jël dëkk bi mel ni yaa moom di def ay këyit nu mu la neexee rendre compte bu mu jotee parce que soo rendrewul compte préfet dootul valider budget bu ñëw nga gaawantu jël bu nga defoon daaw bàyyi même chiffres yi soo amoon xel sax changé chiffres yi tuuti mais bàyyi lépp changé date bi nee na lii mooy bilan wu 2018 donc ñu xamee ko noonu après journalistes yi na leen wan ngeen xool ñaari document mais identique même phrase loolu mooy yabaate te que nag nit ñi moo tax ñu nëbbu documents yi bëgguñu kenn xam ko l'essentiel ñoom nañ ko génnee rek jox préfet mu valider déwén ñoom mun a am beneen budget continuer mais dafuñu dara lu sérieux si document yu ñu leen jox ak document yu ñu leen dénk loolu day wane ni en termes de gestion en termes de bilan en termes de fonctionnement ñu ñu dénk Ngeexoox seen yoon nekku ci jàpp nañ ne mairie bi ñoo ko moom jàpp nañ ni nañ def lu leen neex jàpp nañ ni tool bu leen neex dagg jaay bind si jotee comme xamuñu dara pour ñoom këyit amul valeur ñu woo benn waaye bu xaw a jàng si ñoom rek ñu ne ko truquel